asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi ñu jullee ci nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam di santaat Mawlana borom bi subhaanahu wa taala mi ñu mayaa jiite ak kàttan ak man-man ba ñu teewaat li nga xam ne moom lañ daan def yaakaar naa ñi ñu yàgg a topp ca Égypte émission bi nga xam ne moom lañ daan def suñu gisee aale toog ak ki nga xam ne moom la toogal muy monsieur le maire Cheikh Ndiaye du yoon ma koy présenté moom mën na présenté boppam ñi ko xam dëgg duñ jar ñu koy jéem a présenté kon danañ laajte lan moo waral aale toogaat kon dañuy duggaat ak yéen ci li nga xam ne émission yi ñu daan def pour jéem koo continuer ndax du yoon ña nga xam ne commencé nañ la topp tamit toogaat ba heure bi tamit naan ana émission yi dafa jar tamit ñu jubluwaat si ndax di si joxe li nga xam ne moom lañ am bàyyi gars yi joxe seeni commentaire site bi nag dañ koo changé soo demee ci YouTube ñoo ngi ko tuddee Xamne TV mais plateau bi ñoo ngi ko tuddee Pencum Canaba képp kuy yeewoo Canaba wala région de Fatick sax laay wax yaakaar naa dañ ci gis sa bopp ak mbooleem képp koo xam ne sama entourage la boobu kon du ñu def dara jéem a note temps bi pour dugg ci li nga xam ne moo ñu yitteel muy sunu temu tey ak li nga xam ne moo ñu tax a jug ki ma dalal nag du ma ko wax te du ma ko présenté dama koy bàyyi mu nuyoo ak mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñoo koy seetaan kon monsieur Cheikh kon ñoo ngi lay bàyyi kàddu gi nga nuyu ñi lay seetaan. Salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. Oustaz bi lay delloo nuyoo di nuyu mbokki Pencum Canaba comme ni nga ko waxee. di leen ziara bu baax a baax a baax di la jaajëfal ci invitation bi di nuyu sa ay téléspectateurs wala say internautes ñoom ñëpp di yaakaar ne waxtaan bi. lépp njëriñu Canaba lay doon njëriñu commune bi lay doon njëriñu région bi lay doon comme ni nga ko waxee bu baax a baax rek ñun la Cheikh Ndiaye comme ni nga ko waxee di candidat à la mairie de Wadiouh ci coalition bu ñu tuddee coalition Yewwi Askan Wi nga xamante ni ay parti politique yu bari ak ay mouvement ñoo ko seq ñu mën ci tudd ñu mel ni ñoom Cheikh Tidiane Dièye bu Avenir ñoom Khalifa Sall ñoom Ousmane Sonko ak ñeneen ak ñaar xam naa bu ñu demee ba ci waxtaan bi dañ ci gën a xóot dëkk Canaba tam comme ni nga ko waxee juddoo fi yaroo fi doon jàngalekat tam ci beneen côté bi alors daal ci présentation ñu yemale foofu ba ca kanam incha allah. incha allah ñoo ko déggandoo kon kooku mooy monsieur le maire Cheikh ñu bokk dëkk bi kon yaakaar naa complet wu leen yéen ñi nga xam ne yéen a yeewoo Fatick ñu dëdmal li nga xam ne moom mooy élection locale n'est-ce pas. mu nekk le 23 janvier. mu nekk lu sensible lu difficile ndax ba ma publicité ne Cheikh Ndiaye laa war a dalal ci sama plateau question yi ma jox ni ma laaj la ko bëri na. mais yaakaar naa lépp mënuñ koo laaj ci lu jëm ci ay 20 minutes wala lu ko jege. kon du ñu def dara lu dul dugg ci biir thème bi jàkkaarloo ki nga xam ne moom moo war a jàkkaarloo ki nga xam mooy monsieur le maire Moussa Touré. Cheikh mu am lu ñu jaaxaloon. jékki-jékki ñu tëb ne Cheikh mi nga xam ne dafa nekkoon ci scène bi doon jàngale français tëb mu ne day xëccoo mairie pour jàkkaarloo ne day jëli mairie bi pour doon mairie commune Wadiouh beeg li ko wër ak lan moo waral loolu ak lan moo la poussé ba nga ne da nga jug pour xëccoo mairie bi. jërëjëf Oustaz macha allah question bi am na solo lool. mu mel ni lan mooy motiver suñu candidature ci mairie bi muy question bu am solo. bari na bariwut ndax da nga wax sànq ni élection yi 23 janvier yi ñu tuddee ko élection locale muy élection gox yi ak gox-goxaat yi ñun waa gox bi suñuy élection la te képp koo xam te ni dëkkee nga gox bi muy yow muy man muy keneen yoon may na la nga laaj ni damaa bëgg a jiite gox bi loolu moom yoon may na ko ñëpp koo xam ni am set nañ ci wàllu yoon yu mel noonu yoon may na leen ñu laaj ñi dama bëgg a jiitu gox bi beneen bi ci des mooy comme ñun gox bi fi lañ dëkk te jàpp nañ ni muy doxee yéex na wala sax doxul te jàpp nañu aussi bu ñu ñëwee ni muy doxee dana gën a dox ba romb ko loolu bokk na ci lu ñu motiver ñu ni ñun pourquoi pas ñu laaj gox bi bokk ci ñi koy doxal bi ci topp mooy gis nañu xale yi dañoo xawoon a faste seeni loxo ci wàllu politique te
jàpp nañ ni avenir u réew avenir u commune kenn mënu cee génne xale yi kenn mënu cee génne jigéen ñi. waaw loolu tam bokk na ci lu motiver suñu choix. ñu ne ñun jeunesse bi nag il est temps que ñu dugal suñu loxo ci le développement de la localité suñu commune. loolu moom moo ko gën a motiver aussi surtout. ginnaaw bi ñu bëggee commune bi développer comme yeneen communes yi bëgg nañ tam xale yi ñoom ñëpp ñu dugal seen loxo ci commune bi ni muy doxee di xam loolu tam day am solo lool commune bi ni muy doxee. waaw ci gàttal daal. yooyu moo wax yëpp soo ko boolee moo waral ñu jóg ngi dañoo bëgg a laaj mairie bi. ñoo ko déggandoo dal na xel. question boobu ak tontam moom yàgg naa dañ koy tegee boor. la ca des nag ci page YouTube bi lañ koy àggale muy commentaire rek ak Thiénaba Gossas laa dëkk n'est-ce pas. mu am lu ma jaaxal. Thiénaba sooy xool jeunesse bi wala sax nouvelle génération bi danoo jug boo xam ne que ne danoo pare pour suqali gox bi n'est-ce pas. surtout ñun ndaw ñi nga xam ne dañuy doog a juddu daal. mais dafa am lu ma jaaxal dafa mel ne carte mooy fal. ma toppoon si ñoom Mour Thiam Sall say entourage dafa mel ni ñooñu xamante ngeen. ma koy laaj question bi tout le temps naan ko comme carte mooy fal. te sooy xool ay xale suñu defee mobilisation ne kii la ñuy fal kenn mënatu si dara. mais est-ce que xale yi war laa fal. ñoom ñooñu ñëpp am nañuy carte. jërëjëf Oustaz. ay carte mooy fal. loolu moom lu leer la. te aussi population bi. muy population Wadiur laa ci nam commune bi ñoo ñuy fal population boobu nag dafa am ay xale dafa am ay mag am ay góor am ay jigéen waxuñ ni xale yi ñoo ñuy fal dañoo indi lu bees ni yéen waa Wadiur suñu commune bii de ni muy doxee yéex na te mën naa doxin bu gën a gaaw wax dëgg fa yàlla ci côté yu bare soo ko xoolee da ngay xam ne doxin bi dafa yéex ñu ne ni bu ngeen ñu falee yéen waa commune bi yéen population bi danañ ko changer jële ko d'un point A à un point B. xale yi li tax ñu dugal leen ci mooy politique bi dañ ko bàyyi woon mag ñi ñu ni ñun xale yi nag il est temps que ñu bokk ci waaye tekkiwul ni ñun xale yi lañu amal affaire déedéet population bu Wadiur yëpp lañu amal affaire dëgg la ñu ëpp ci xale yi ñun lañu àndal parce que kenn ku ci ne sa moroom nga mën a fowal sa moroom nga mën a waxal te jamono daa toll foo xamante nii doxin yi nga xam ni moom la commune bi war a dox te méngoog jamono xale yi ñoo ko gën a mën waxuma mag ñi mën nañu ko de mais xale yi ñoo ko gën a mën man ñi parce que tam ku ci nekk ak jamono tam moo koy gën a xam que ki nga xam ni moom beneen jamono la bokk loolu tam am na solo trop xale yi ñu si bëri année yi ñu passé bu njëkk dañ daan fooyee ay carte daaw ñu am ay carte mais léegi ñu si bëri macha allah koo ci laaj ñun ne am naa carte d'identité te mën na voté loolu tam suñu xew la ci dal bu baax dañuy continuer aussi di leen sensibiliser mais waxuñu nii xale yi kese ñoo ñuy fal population Wadiur suñu doyloo ci ak ci programme bi ñu leen di dicter incha allah ñoom ñoo ñuy fal ñu changer commune bi parce que commune bi équipe moo koy changer waaw parce que bu ñu faloo tamit équipe la ñuy àndal boo xam te ni mooy agir au nom de la commune waaw loolu daal lañ ci am. kon sama xel dal na man mi nga xam ne maa ko dalal mu nekkoon lu ma jaaxal toppoon si ñenn ñi di leen ko laaj mais awma ci woon lu leer waaw léegi du ñu def dara lu dul jàll ci beneen question bi mu am lu ma jaaxal trop mooy que ne Thiénaba yaakaar naa nekkatul dëkk bu ndaw Papa Talla Xaar Diop yaakaar naa jaar na fi Moussa Touré ak keneen ak keneen ak keneen Thiénaba depuis boobu ba léegi nga xam ne am na suñu doomu dëkk sax bu toogoon diggante diiran boobu ak jamono ji ñu toll lan nga gis ne Thiénaba avancé na si changement am na wala amul. waaw ak lu ko waral. ñu ngi nuyu suñu wayjur boobu nga wax sànq muy suñu Papa Talla Xaar Diop ñu ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam di nuyu tam monsieur le maire moom nga ci waxaale di ko jox wàccuwaayam ak monsieur le maire Talla Ndaw ñëpp ñu ngi leen di nuyu leen jox seen wàccuwaay dëgg la yoroon nañ ko fi ñaari yoon bokkaat ci ñeneen ñu koy yor di ko doxal waaw di laajaatam pour ñeneen waaw politique nag dafa am nu muy doxee kenn ku ci nekk rek soo aayee
da ngay def li nga man li nga mënul nga bàyyi fa bu keneen ñëwee àggale ala kulli ak lu man doon matériel lépp moom du am waaw ñoom jéem nañ def li ñu mënoon ci jamono booba fa lañ mën a yem ñeneen ñu ñëwaat tam jéem nañ foofu lañ mën a yem même ñun sax buñ ñëwee danañ jéem suñu kéemtalaay kattan ba fu ñu ko fekk ñu yóbbu ko feneen fu ko gën bon avancement tam am na parce que mënuñu depuis que ñu créé Thiénaba wala depuis que commune bi nekk ñu ne avancement amul loolu moom dañuy xaw a nihiliste li tubaab naan nihiliste jël lépp rek faxas ni baaxul loolu moom ñun duun kooku waaw mel na ko jàkkaarloog say ennemis. waaw kay loolu moom du doxewuñ noonu avancement am na mais avancement dañ ko xeeb lii fi am nii Thiénaba wala ci commune bi mënoon nañ am lu ko ëpp waaw bu fekkoon ñoom suñu leader yi seen taxawaay gënoon na dëgër mën nañ raw ay Fass bari goog yeneen commune yëpp te ñooñu ñëpp ñoo leen njëkk a nekk commune mais gis nga ñoom raw nañu leen ci infrastructure ci éducation ci lépp ñooñu ci jiitu donc loolu buñ ko comparé yeneen yooyu dañ naan kon avancement des na lu bare loolu moo tax ñu gën ni ñun suñu ñëwee dañuy def comme les autres wala ñu def lu ko raw parce que tam affaire bi liggéey kese la rek organisation la rek parce que suñu benn doyen day wax ni quand on a les moyens on organise mais quand on n'a pas les moyens on s'organise parfois ñoom dañuy layal ni commune bi amul moyens yu bari mais su amul moyens yu bari da ngay organiser wu ba adapter ce programme ci moyens yooyu mooy tax nga def li nga bëgg a def mais bu fekkee ni da nga jàpp ni amul moyen kal ko foofu rek doo def dara doo fi yàggee waaw loolu la wax te moom la gëm aussi tamit mooy sooy xool ci biir waxam dalay wan ne gëm-gëm lay demee yaakaar naa gëm sa bopp moo lay tax a doon li nga doon ndax vraiment ni muy waxee dalay leer na ne fi mu ne nii am na lu mu pare mais comme niñ ko waxee rek nee na ne sa loxo mënu jot sa ginnaaw dëgg la ndax réew moom ka ko yor muy monsieur le président Macky Sall yaakaar naa moo la gën a joti loxo ak ñeneen mais ci biir waxam dalay leer ne su loxoom àggoon ci ginnaaw wax dëgg fa yàlla kon la mu yéene Thiénaba moom kenn waxatu ko te sooy xool tamit waa entourage am ak ñi nga xam ne ñooy ànd ak moom benn wax ji benn la ndax Mucaan Sall dafa am baat bu ma tàmmal Thiénaba benn bakkan la tey su doon benn bakkan boobu la ñu joxe pour joxe ko dee man pare naa pour joxe ko ak ñeneen ci biir ñoo xam ne Thiénaba Gossas laa dëkk mu te tamit damay bëri li ñuy gis li ñuy jooy ka lu jëm si wàllu ambulance yeeg sunu hôpitaux yeeg nangam ak i nangam mu nekk loo xam ne kon nuru na ma ñoo xam ne pare na mu am question boo xam tamit dafa jara leeral mooy da ngay dégg ñu naan pare nañ pour fal ko ñeen naa mais suñ ko falee x dina nangoo ibbi noppam pour déglu ñu est-ce que loolu pare nga ko ndax njiit dafa xaw a métti parfois kii ñëw pour conseiller kii ñëw pour conseiller am na fooy toll rek yaakaar naa da nga xaw a jaxasoo ndax sa entourage defar nga leen ba pare avant tout ou bien jublu aussi loolu ak tamit pour ñu tëjaale ko si question boobu temps amul mooy que sa discours ak li nga xam ne pareel nga ko Thiénaba xaw nga ko junj sax mais bëggoon nan xam naa nag secret lay doon mais faaw nga xaw koo partagé ñu xam lenn li nga xam ne pareel nga ko ñi la wër mooy wàjju rek koo ca wax ñoom ñëpp li nga xam ne pareel nga leen pour defal ko sooñ si manee mosal ñetti kii sax danañu arrangé ñu xam fi nga féete daal. waaw jërëjëf Oustaz am na solo lool mu mel ni wax naa ko sànq ci sama réponse bi ma doon répondre question bi nga jeexal sànq mooy liggéey bi équipe moo koy def su ma nee équipe nag kon am na ñeneen ñoo ci déglu mooy pare nañ pour jël bépp conseil boo xamante ni conseiller boo xam ne suñu ko jëfee dana doon intérêt commune bi yëpp intérêt population bi yëpp parce que buñ la falee dañuy am ñoo xam ne sax ay conseillers lañ leen di tuddee donc baat boobu rek moo lay xamal ni liggéey bi yow dong moomu ko yow dong doo ko def waaw donc conseillers yooyu doon ñoom ñoo lay conseiller waaw conseillers yi nag dana bëri mais lu mu ci mën doon rek da nga koy càmbar xool ci bu ci nekk soo ko doxalee lan la mën a jur ak ndax intérêt commune bi la waaw wala déet parce que conseiller moom comme ni nga wax ne ku bari conseiller rek réer loolu moom mën na ci am waaye lu mu ci mën doon rek dañuy déglu ñëpp képp ku mën doon rek ñu déglu ko buñ paree nag ñu càmbar ko ak ñi ngi ko seqal xool
lan moo ci baax lan moo ci baaxul parce que nit matul donc ko ci xalaatam lay wax rek te xalaat mën naa baax mën naa bañ a baax beneen bi des mooy lan lañ pare pour defal ko dëkk yooyu toute la commune wax naa ko dëkk yi ñun commune bi dañ ko fas yéene yor ci programme bi nag dinaa rek ñamal tuuti rek parce que ñu ngi ci liggéey pareegul mais soo jëlee côté bu mu féete mu xam côté éducation rawatina ci ndaw ñi bari na ay ndaw des jeunes diplômés fii dañuy taxawaat rek amul benn qualification te loolu bokk na ci compétence yu maire yi ñu former ndaw ñi bañ am métier parce que jàng ak am métier dafa wuute mën nga jàng te doo am métier bu ko defee ñu former leen ñu am métier ba xam ne ëllëg dañuy mën a dugg ci dans le monde du travail loolu benn la ci beneen bi ci des dañuy am problème tam à Dakar ñi nga xam ne ñoo tànn dem université am problème logement loolu tam dinañ leen ci jàppale parce que yeneen maires yi ñu ngi koy defal seen doomi maire doomi commune donc pourquoi pas nous jàppale leen ba ñoom suñu ku am fii baccalauréat doo am problème mu logement à Dakar wala à Saint-Louis wala ci université boo mën a dem loolu tam dinañ ci di jàppale beneen bi ci des nga xam tam moo gën a laal ndaw ñi aussi mooy côté sport bi nga xam ne ndaw ñi ci bëri dañ ciy yëngu ak sax ci mag ñi foofu tam dafa xaw a sooxe foofu tam dinañ ko moderniser ba ku ci nekk gisaat ci sa bopp ku ci nekk xemmemteef bi nga amoon ci def sport gën koo am ci defaral leen terrain yoo gën a mucc ayib ba pare seen coupe yi ñu koy am à temps di am final yi à temps di am ay prime di am ay subvention pour les ASC beneen bi ci des mooy ASC yi ku ci ne xam ne ñu amuñu ay récépissé loolu il suffit que nga appuyer leen rek ku ci nekk day mën a am récépissé mën a jot subvention à temps mën a bokk ci bépp structure bu mu mën a bokk waaw loolu lan la ci rek ci programme bi xam naa ne ci des xëyute monsieur le beneen yoon ñu gën a leeral waaw monsieur le maire moom xam naa ne maa ngi koy jokk mais xaw nañu see mosal mais du nangoo partagé lépp mais yàgg na leen gis te aussi tamit jëfagul na aussi vraiment tamit di ko remercier aussi vraiment ci teewam bi nga xam ne bàyyi na temps yëpp ndax fi mu ne nii ñu toll képp koo xam ne day xëccoo pour élection locale moom jot amoo ko mais suñ demee ba am si moom lu mu bon 30 minutes sant yàlla la te tamit di ko ñaanal bu baax a baax ndax li ma gën a neex ci moom mooy wàccee bi mu wàccee boppam ndax la may wax sunu sëriñ si leen kilifa baas naan ko xalitu nouvelle génération bi moom tamit vraiment tamit da cee ànd dafa mel tamit suñu xalifa loolu la ñu yaree dëgg la di ko ñaanal bu baax moom tamit yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam li nga xam ne bëgg na ko ci ñi nga xam ne jiite na leen ak mbooleem xalifa généraux yi ñoom ñëpp yàlla bàyyi leen ba ci kanam di rafetluwaat tamit sa teewaay monsieur le maire di la bàyyi tamit nga tàggoo sa kàddu yu mujj. jërëjëf oustaz macha allah ñu ngi kontaan bu baax a baax di yëkkatee foofu ko daanale rek muy suñu maam suñu xarit bi la xalif Baye Serigne Assane Seck comme ni nga ko waxee noonu la muy kilifa goo xamante ni kilifa gu njabootam ñeme la parce que modesté dafa woyof ubbeeku waaw macha allah ñu ngi koy ñaan yàlla yal na yàlla yàggal ko ci xilaafa gi mu ànd ak wér ànd ak naal yi mu naal yëpp ci tarixa bi ci diine ji suñu borom kàttanal ko ba mën koo àggale di nuyu njabootam yëpp suñu Maam Talla si du waxaat si Ibrahima ñëpp ñu ngi leen di nuyu leen ziar bu baax di la jaajëfal tam bu baax a baax parce que lii daf ñuy dimbali ba li ñuy yor ci ñu dënn ñu mën koo partager ak doomi waajur doomi commune bi ba ñu xam ñun bu ñu jógee yëf yi naka lañ koy doxale parce que nag boo nee jox leen ma da nga naan su ma joxee dinaa def lii wala su ma joxee lii nii laa koy yore te loolu yow bokk nga ci ñu ñuy permettre ñu mën ko ñu ngi la jaajëfal bu baax jaajëfal sa caméraman Paale jaajëfal ñëpp rek ñi nga xam ne ñoom ngay àndal liggéey bi di jaajëfal waa Thiénaba yëpp di nuyu suñu collaborateurs yi wax nga ko ñoom Mathiam Sall ñoom Modou Sall Diédio Birane Safa Ndaw ñoom Seynou Sall ñoom ñëpp Blay Ndaw ñoom na koy fa jóg ñu limee rek day am ñu bàyyi ak waa 77 ñoom procureur daaw da jëy ñoom laay fay ñëpp rek ñu leen di nuyu waaw di wax ne liggéey bi dina ko commencé incha allah ñoom ñëpp rek ñu jàpp ci képp ku waaye interpellé rek nga wax ko ni ko ñun lii lañ ci nam moom moo tax ñu ko def incha allah xam naa su jeexee rek ban jàll ci li nga xam ne moo ñu war ba dugal ko suñu page bi lépp loo xam ne
umpoon na leen ci monsieur le maire dana leer di ko jaajëfal moom tamit di profité tamit di remercier sama réalisateur bi di Maale ak Xaadim Ñang ma ca Égypte ak Habib Niass ak Ale Diop Tooma ñoom ñëpp di leen ñaanal bu baax a baax a baax yoon bi woyof seen kaw te ñu ànd ak réussir bu baax di wax ne site bi nag wax nañ leen ko xam ne TV la ngeen jam foofu seen baaraam émission moom pencum Thiénaba la kon yéen waa région de Fatick yépp am ngeen ci wàll ak mboolem képp koo xam ne yéene nañu li nga xam ne moom lañ jëgmal di leen dig daje ba beneen yoon wasalaamu aleykum wa rahmatullahi